def leen ñu def bàyyi leen ñu bàyyi kon loolu nga xamante ni am na te xëy na dossier bi mi ngi ci loxo justice xëy na ñun Jamra duñ ci mën a xuus bu baax a baax a baax a baax waaye mën nañu rek ci li ngeen ñu wax yéen journaliste njàngat bi mooy rafetluwuñu li ñu dégg ni mooy li xew rafetluwuñ ko bu fekkente ni jaamu yàlla dem na ba bakken di ci rot loolu dootul jaamu yàlla. mais imam dama bëggoon laaj sëy. sëy lu ci diine l'islam wax ci lu leer parce que des fois problème yi am ci sëy. dafay bari est-ce que c'est pas un peu lié ci anam yi ñuy maye jabar benn tàkkusaan ñu jënd guro rek jox la est-ce que yooyu yëpp du lu nu war a seetaan. si vous avez wax nga dëgg sëy nee naa la jaamu yàlla bu kawe la. ndax li nga xamante ni fa la ñuy mooñee fa la ñuy sosé li nga xamante ni mooy représenté yàlla ci kaw suuf mais du lu tuuti sëy yàlla fankihu maa taaba lakum min nisaa'i masna wa sulaasa wa rubaa wa in xiftum ala taadilu fa waahida yàlla nee na yéen jullit ñi góor ñi am ngeen sañ-sañu am ñaari soxna ñetti soxna ba ci ñeent waaye bu ngeen demee ba ragal ni du ngeen mën a maandu seen diggante ñoom yamale leen seen diggante ci wàllu matériel pas ci wàllu xol ndax loolu ci dara yi tolloole leen su ngeen ko mënulee ngeen yem ci benn gis nga sëy d'abord le mariage forcé islam xamu ko contrairement à ce que pensent d'autres ñeent ñooy taxaw pour sëy dagan ñeent du juróom benn ñeent la ñeent yi fu mu amee rek sëy islam daganal na ko nangu na ko c'est légal mooy lan bu njëkk bi mooy ñaari way dencante yi il faut ñu bëggante moom la ñuy wax al mawadda wa rahma il faut que mbëggeel ak yërëmante am seen diggante ñoom ñaar mooy base bi bëggante yërëmante ñoom ñaar ñaareel bi mooy jigéen quel que soit son âge ci diine islam mënu la maye boppam ce n'est pas possible mënoo ñëw ni la may naa la sa bopp déedéet il faut que mu am kilifa boo xam mooy maye ndaw soosule ñetteel bi mooy kenn du ko xuumtoo il faut que mu am ay seede am ay témoins pour que ëllëg bu ñu gisee diw ak diw ànd kenn bañ cee bàkkaar ñeenteelu condition bi et dernière condition mooy can la dot c'est une obligation la ci sëy mooy ñu nangam gi maa ko jox sama soxna muy can li bu boobaa nag ñeent yi bu amee rek sëy bi dagana léegi nag xam nga tudd ma xutba déggoo ma tudd ko ci ñeent yi kon xutba bokkul ci sëy mais xorom la ci naafila la ci merci Babacar xutba boobu nag c'est pour les mariés c'est pour le couple mais malheureusement suñuy def xutba bi ci jumaa ji xutba boobu est-ce que des fois dañ koy faral di def parce que des problème bi dafa jéggi dayoo de parce que nit également buy sëy dafa jaadu nga koy fàttali yenn yi lan mooy néegu sëy nan ngeen war a toppatoo ni ko catholique yi di defee waaw mais Babacar mais mon frère loolu mooy xutba bi dañu war a bu ñuy mayee ku góor ki dafa war a toog ci jàkka ji ku jigéen ki toog imam bi nag di wax ak ñoom xutba bi loolu la yéen ñaari way dencati maa ngi leen di fàttali yàlla nee na yéen ñaar ñëpp yéen a ngi jóge ci maam Aadama kenn gënu sa morom yàlla nag mi leen di xool bis ni ki tey ci biir néeg bi ci mbedd mi ci marché bi maandu leen ndax nag ëllëg yàlla di leen woo yéen ñaar laaj leen nag ngeen nekkoon ci biir néegu sëy bi léegi ci diggante ñiy dencante est-ce que diine l'islam dafa wax ni ku góor ki mooy chef moo jiitu waaw ku góor gi ar-rijaalu xawwaamuuna ala nisaa bimaa faddala ba'dahum ala ba'd yàlla nee na kilifteef bi maa ngi ko teg ci loxo ku góor gi alxuraan la yàlla moo ko teg ci loxo kilifteef ku góor gi safaanoo nag li ñuy gis léegi ci réew mi jigéen ñi dañoo bëgg a tolloo góor ñi ci biir sëy yi di laaji droit déedéet loolu nag mënul am loolu nag su amee rek c'est bonjour les dégâts mais Babacar mu fàttali la ci sunu nopp sunu maam ju baax ja maam Jaara Buso di yaayu maam Cheikh Ahmadou Bamba bañ koy may xale bu tuuti la woon ñu teg ko ndeysaan di ko jox ay conseil boo demee sa kër borom kër na nga mel nii na nga baax na nga def nii mu yëkkati loxoom ndeysaan ni ndax mën na leen laaj dara ñu ne waaw waxal mu ne ndax yonent dina amati ñu ne ko déedéet yéen doon amati mu ne maa ngi giñ ci yàlla bu fekkoon yonent dina amati fa ma jëm danaa fa liggéeyal borom bi liggéey boo xamante ni danaa fa jur yonent waaye comme yonent du am danaa fa liggéey loo xamante ku gis sama doom sa xel dem ci yonent jur na maam Cheikh Ahmadou Bamba ku ko gis sa xel dem ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imam dafa am lu ma bëggoon a laaj est-ce que yenn saay jarul ci xutba yi ngeen di faral di def. ci àjjuma yi. ngeen di fàttali nit ñi gën leen di ginti ci néegu sëy. pourtant nous le faisons man. soo ñëwee mais da ngeen yaakaar ne dañ leen dul déglu. am na ñuy déglu justement loolu laa bëggoon laaj Barthélemy junj na ko mooy est-ce que tey jii xutba yi échoué wuñu ndax ci ngeen di yendu ci ngeen di fanaan ajjuma ju jot ak occasion bu ngeen mënte am mbooloo mu ngeen dem sax muy xew bànne xew naxar yéen a ngi yëkkati kàddu di jàngal nit ñi li diine wax waaye
bu ñu gisee li xew ci réew mi day mel ni gaa ñi déglootuñu xutba. dëgg la Latif ndeysaan ngay yal na yàlla jéggal ko yërëm ko daan na ko wax naan imaam conférence nañu ba sonn xutba nañu ba sonn wax nañu ba sonn mais ba léegi nit ñi baaxuñu nit ñi jaguñu c'est que suñu xutba yi am na xutba yoo xamante ni yafi maam yi bàyyi woon ba tey ji loolu la ñuy def loolu nag dafay xaw a doy waar xam nga soo demee ci jumaa ji muy moment boo xamante ni boo nee nit sax noppil amuloo juma dañu bëgg a concentré wu imaam bi war na ñëw xutbaam dafa war a nekk actualité de la semaine mu ñëw indi le point daal ñu méngale ko ak jamono. ñu méngale ko ak jamono indi li xew tey jii supposons ajuma tey imaam yépp ñi nga war a xutba ci lii ngeen di waxtaane tey jii wax lan la ci yàlla wax lan mooy sëy ku faat bakkan lu ci yàlla wax loolu moo war a nekk tey xutba tey mais coow li xew fan yi ci ñaari mbir yi xew Mariste ak la xew caaro yi affaire wujjee moo ko indi lu tax tey askan wi rawat na jigéen ñi nanguwuñ ak kujje. waaw jigéen ñi nag ñun dañu jàppe suñu bopp Babacar ay tubaab ñun duñu ay tubaab Babacar duñu ay américain ñun ay sénégalais lañu il faut ñu nangu ni suñu culture bokkul ak culture ñeneen ñi boo demee France amuloo sañ-sañu am ñaari soxna la polygamie foofu kenn xalaatu ko mais fii il faut ñu gëm ni sëy jaamu yàlla la yow ndaw si boo gëmee ni jaamu yàlla la da nga war a sax jàppale sa borom kër su bëggee ñaareel wala ñetteel da nga ko war sax jàppale ndax gëm ni dafay jaamu yàlla. mais bëri na ñoo xam ne amuñu ñaareel ñetteel mais ils ont des maîtresses. waaw mais est-ce que imam loolu du ca njël benn ba maanaam booy takk soxna. mu xam ne yow miy jullit nga. mu xam li diine bi wax. ci wàllub sëy. may na ko mu takk ñaar ñett ba ñeent. ca njël benn ba nga ne sa soxna maa ngi lay takk kat waaye xamal ne. ëllëg ak si biir man jullit laa te bëgg naa topp ci digley sama diine. mën na ma am ñaar wala ñett. nga wax ko ca ndorteel la. est-ce que bu demee ba ci biir nga takk ko est-ce que dina indi problème est-ce que des fois aussi ca njël benn ba du góor ñi ñooy andi problème bañ leen ko wax mu leer ci seen nopp. waaw am na ci ñenn ci ñun sénégalais yi surtout nag ñi nga xamante ni seen classe gi jàng ba am yenn bagage intellectuel yi dañuy def xaw a dem ba nekk tubaab ñooñu bu ñuy signé dañuy signé des fois monogamie mais bu dee ndongo daara yi mel ni ñun déjà loolu problème la. problème la léegi yow signé woon nga monogamie nga dem ba ci biir nag yàlla nattu la nga gis koo xam ne bëgg nga ko te bëgguloo xëy na mooy. mais bu boobaa soxna si. bu ko neexee la nag lii du fi amee ndax yaa signé woon monogamie. moo tax jullit du signé monogamie. il faut qu'on soit clair. jullit du signé monogamie da ngay signé même boo bëggee nekk monogame signe la polygamie ëllëg nga nekk benn Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. mais loolu tamit lu ciy pexe yaa ngi duñu ay tubaab duñu ay américain ay sénégalais lañ ay jullit lañ. mais on assiste à une occidentalisation de notre société c'est-à-dire que léegi ñëpp a bëgg a tubaabe. loolu moom dama leen kanam la jëm. waaw mais c'est le système. mais Babacar boo xoolee tey jii ñun nous sommes ay jullit lañu de par les prières que nous faisons au quotidien mais sunu lépp tubaab la c'est sunu lépp tubaab la parce que tubaab bi culture bi fi nekk nii dem na ba gagné nañu ni tubaab bi lekk la ñuy lekkee ni ñuy solo la ñuy soloo da ngay gis sax léegi ay xale yoo xamante ni ñi koy tiitaroo xëy na dañoo jum ak ñàkk fulla la ci ñun. bëgg a doon tubaab. mais non ñun dañoo war a tiitaroo kan maam El Hadji Malick Sy maam Cheikh Ahmadou Bamba maam Bou Kounta maam Baye Niass maam Seydina Limamou Laye ñooñu la ñu war a tiitaroo naan nii la meloon man damay mel ni ñoom mais ñun tey jii koo fi jeune boo woo il te parle de Karl Marx il te parle de Engels mais koo ci ni maam Cheikh Ahmadou Bamba lu mu bindoon ci nangam nga ne noo xaw ma ko est-ce que mokkal nga faati ak saar mu reetaan la jàng alxuraan sax dañu am complexe jàng alxuraan quand on est en costume il faut qu'on revienne sur terre xam ne ay jullit lañu ñu assumer sunu culture assumer sunu diine ni ko borom bi bëggee subhanahu wa taala. léegi gars yi jafe-jafe yi ñu am ci biir sëy yi bu ñuy takk beneen jabar loola moom lu ciy pexe ndax donc da nga ndax booy takki waxaluma sama bopp de ndax saa yu may posé question bu ma paree émission bi gars yi naan ma sa bopp ngay waxal mais est-ce que par force da nga war a tàggu ki nga njëkk a takk wala da nga ko war a yëgal laaj ko ba xam d'accord na am d'accord wala da nga war a dóor mu daanu rek. non war nga ci mën a waxtaan ak moom pas nga dóor mu daanu ndax comme yàlla daf la boole ak jigéen ngeen di sëy yéen ñaar yéen a bokk néegu sëy bi hunna libaasun lakum wa antum libaasun la hunna yàlla mu ne jigéen soxna yi ay couverture lañu pour yéen couverture ku góor ki tamit couverture la pour jigéen ki ndax matuñu góor matul jigéen matul. yàlla faw ñuy waxtaan. foog ñuy waxtaan yàlla dafa boole ñaar ñu matadi ngir ku nekk di mottali moromam. ñun kese bu ñu demoon góor. waaye léegi boo waxtaanee mu ne d'accordul nag lu ciy pexe. déedéet même bu ci d'accordulee moom mën damay d'accord waaye yow nga def ko jaamu yàlla am ci tuyaab moo gën nga dem di laqatu def lu naqar yàlla. takku suuf mooy lan.
dañ koy wax rek ne islam xamul takku suuf islam daal condition yi ma la posé ñeent yi loolu la islam xam. takku suuf ci gàttal dagan na. li ma wax daal bu amee ñeent yooyu takk sëy bi dagan na li ma wax ñeent yi ma wax su amee rek sëy bi dagan na yow nag wax nga ko ci suuf wala da ngaa wax RFM wala da ngaa dem RFM wax ko fa loolu moom yow la xaw a concerné. léegi oustaz imam Massamba Diop ñu fàttali yaay sunu gan yaa jiite ONG organisation islamique Jamra sànq yaa ngi tudd tubaaba gi ñu bëgg a doon ak yenn jikko yoo xam ni mi ngi fi mel ni luy law wàllu góor jigéen daaj nañ gis ngeen ci xeex bu am solo te tar bërki Dembo Ndiaye ministre bi ñu dénk wàllu justice bu Sénégal dem na ca kanamu comité des droits de l'homme bu Nations Unies daal fay wax ni fii moom xel xalaatul ci réew mi ñu fay daganal xeetu taxawaay yooyu di wàllum góor jigéen loolu dal na seen xel xanaa. alhamdulilah mais Babacar loolu nag très sincèrement on s'est waxtaan nañu suñu biir Jamra bi nga xamante ni yëg nañ ni Ismaïla Madior Fall et c'est l'occasion pour moi de le féliciter très sincèrement et du fond du cœur ndax Nations Unies ku xam Nations Unies ni ñuy liggéeyee xam Sénégal tuutiwaay bi mu tuute waaye ak ni ñu ko bàyyee xel ci àdduna bi ak xam fi nga xamante ni jaar nañ fa ci ginnaaw parce que boo fàttalikoo ci biir Abdoulaye Gueye di dund ci région Abdoulaye Wade am na benn doxu ñaxtu bu ñu fi defoon bu xaw a doy waar àndoon nag suñu mbokk imam Mbaye Niang ba ñu dooroon ñu ay lacrymogène ndax lan bañoon rek ku fi daganal mbiru ñaari borom ñaari tur yooyu am juróom-ñeent yoo xam ne dañoon takk sëy fii ci Sénégal fii ci mbaaw ñu yëg ko ñun def ci marche mu doyoon waar faat yéen a ngi fàttali loolu bi Macky Sall ñëwee yéen a ngi fàttaliku bi nga xamante ni Obama mi ngi wër ba baroon a ñëw Sénégal xam nga Obama fu mu dem dafay ut ñaari journalistes yoo xam ne ñoo koy laaj poser question président Macky Sall aussi ut ñaari ñi journalistes jamono jooju soo fàttalikoo yéen seen mbokk Alassane Samba Diop ak Tidiane Bari bu RTS ñoo posé woon question Obama ñaar ñi mu àndaloon kenn ki ku jigéen la ñun xam nañ fa mu bokk mais mu laaj Macky Sall ni ko waaw yéen lan moo leen tere ngeen daganal ngóor jigéen Sénégal ndax àdduna fekk egg na foo xam ne ñëpp a ko war a daganal léegi Macky Sall ñi woon ko ci jamono jooju fekk Obama ngi taxaw ni ko le Sénégal n'est pas prêt ca suba sa ñu génn benn bataaxal ni ko le Sénégal ne sera jamais prêt heureusement nag mu dégguñu Audrey Pulvar votre collègue votre consoeur du moins bi nekk iTélé CNews daal di invité Macky mu ñëw mu waxaat ko loolu ni ko mais lu tax yéen ngeen bañ a daganal ngóor jigéen te loolu ñëpp a ngi koy def Macky Sall ni ko écoute yéen nag parce que dagal nañ ko partout dans le monde ngeen bëgg ñu daganal ko ñun duñ ko daganal mu ni man Macky Sall fekk maa ngi Sénégal kenn du daganal góor jigéen Franck Simonet bu TV5 invité waat ko moom tamit mu ñëw Macky Sall daal di gën a dëgëral waxam ni kenn du ko daganal parce que ñun ak yéen bokkuñu culture bokkuñu gis-gis lu tax ngeen bëgg ñu def loolu loo xamante ni suñu culture xamu ko ba ñu laaj ko ni ko waaw ñoom suñu jógoon nag di def ay marche biir Sénégal Ndakaaru looy def ak ñoom mu ni boobaa ñoom ak peuple bi la waaye du doon ak man ndax peuple Sénégal xamuñu loolu kon su ma déggee nag Ismaïla Madior dem na Nations Unies wax fa lam fa wax au nom de l'État du Sénégal c'est l'occasion pour nous de féliciter et d'encourager le président Macky Sall sur ce problème précis de l'encourager et de demander aux chefs religieux de prier pour le président pour ce problème-ci parce que il n'est pas question Babacar Sénégal bii maam Cheikh Ahmadou Bamba tëdd maam El Hadji Malick maam Seydina Limamou Laye même l'église rejette l'homosexualité boo demee ci Bible bi nee nañu góor buy tëdd moroomu góor abomination la lu bon la kon diine chrétien nangu ko diine islam nangu ko kon Sénégal bu waxee ni duñ ko fi def déglu na peuple am ñu ngi ciy féliciter président di ko ci jàppale di ñaan Sénégalais yépp ñu jàppale ko ci autour de ça ndax li tax moo ko mooy François Bozizé ba mu ne kenn du daganal góor jigéen Centrafrique peuple bi daal di koy bàyyi les gars yi tëj robinet yi nation ONU ak yooyu mu am problème dañ ko mujj coup d'état mu jóge fa moo tax na ma bëgg avant ñuy tëj robinet na ñëpp ànd ak président Macky Sall ci lii ba ñu xam ni peuple bi moo ànd ak moom pour kenn bañ ko indi benn problème ci mbir mi. yaa ngi wax Centrafrique lu ci Cameroun ñoom duñu baale mbirum góor jigéen ñoom askan ci waxam moo koy xeexal boppam. mais Babacar yàlla yonent bi dafa wax ci benn xadis mu ne iza rakiba zakaru zakara ihtaza arshu rahman xawfan min ghadabillahi taala nee na saa yu ñaar góor àndee sëy asamaan dafay yëngatu ndax meru yàlla bay waaj a daanu ci kaw malaayka yi téye asamaan di jóg di jàng sootul ixlaas di ko jàng ba meru yàlla dal asamaan dellu fu mu nekkoon saa yu ñaari góor sëyee kon su sunu président ne kenn du fi daganal góor jigéen
nañu sant yàlla te jàppale ko ci loolu. bu ko kenn daganal Sénégal. ndax lu bon la lu ñaaw la. lan mooy position organisation islamique Jamra ci beneen coow boo xam ne ay association ñoo ko yëkkati ne wàllu avortement maanaam xale wala jigéen bu ëmb ci wenn anam wi mbokkam gu ko jege def ko ko ku mbokkal rek def ko ko ñu fexe ba dindi ëmb baak ñoom seen avortement légalisé yéen luy ci seen position. ñoom ñu yore kuréel boobu ñëw nañu seet suñu. ma recevoir leen man Mame Makhtar ak bureau bu Jamra ñu indi ñu seen i këyit lu ne ñu wax ko mais ñun Jamra li may faral di wax rek di ko wax loo Mame Makhtar mi nga xamante ni moom c'est le chargé de la communication de Jamra ñun Jamra amuñu xalaat ñun xalaatu yàlla mooy suñu xalaat xalaatu Seydina Muhammad suñu xalaat. gis nga ëmbal fenn rek la islam nangoo ñu yàq biir bi mooy bakkanu ndaw si mu wér la ni soo ko bàyyi mu ëmb kii bakkan xaj na te dafay dee bu boobaa charia nee na nañu arrêté ëmb bi. waaye diw moo ko ëmbal diw nijaayam baayam déedéet. loolu baay ju ëmbal doom waruñ ko yàq. inceste la kenn du ko yàq baay ba moom li charia wax mooy dañ ko war a faat ndax soo xasee ba sangewu am nga soxna amuloo droit dem. di ëmbal mais xale boobu imam bu màggee bu juddoo ba màgg itam du doy waara. mais même bu doyee waar tamit yàlla xam nga c'est lui qui fait les lois ñun nous subissons les lois yàlla rayluwul yàlla dindiwul biir boobu. yàlla li ko neex yàlla moom lu ko neex lay def kenn du la indil benn aaya alxuraan bu la ni bàyyi moo biiral kon nañu ko dindi amul fenn rek li ñu koy dindee mooy su bakkanu ndaw si waree root mais bu dul loolu bàyyil doom ji mu juddu yàlla moo xam lan la namm ci xale boobule. d'accord Babacar bëggoon naa laaj imam itam. lan mooy taxawaayu Jamra surtout ci coow li fi juddoo amoon fan yi weesu ak rapport bi nga xamante ne Human Rights Watch defoon na ko ñu def ay recommandations ni ngir ñu dugal éducation sexuelle ci suñu système bi. lu ci seen taxawaay. xam nga ñun dafa am na ñuy dundee. ñun dañu am suñu diine am suñu mag yu baax nañu jël waxu suñu mag ñu baax yi dugal ko ci école yi nous prenons l'éducation religieuse bàyyiwul dara. mais éducation religieuse éducation sexuelle mi ngi ci biir. mais d'accord bu boobaa nag na ko éducation religieuse gisee ñu jàngalee ko noonu mais tubaab bi. ci ban jamono lañ ko war a jàngal xale yi ci primaire wala dañu bàyyi ba ñu gën a magal. mais da ngay bàyyi ba xale bi xelam nangu parce que doo jël xale bu nekk préscolaire 3 ans nga koy won naka la ñu sëyee xale bi dem di tëdd ak sëram loolu ñaaw na loolu baaxul Babacar. Imam Massamba Diop Jamra jërëjëf yéen doog jàmm.